ci nawet bi ci biir ndox yi mu sedd mu taw mu naaj lu mu munti doon heure bu ne ñoom ñoo jóg di sacrifier seen adduna te amuñu lu ñu yóbbu seen kër école a ngi ibbi amuñu lu ñu yóbbu seen waa kër yi la nga xam di ko liggéey depuis lu toll ci juróomi at ñenn ñi fukki at ñenn ñi ñaar fukki at am na sax ku ci dem retraite ñu jël ay nit ñoo xamante ne ndax ci parti politique bi lañ bokk wala ay mbokk diw lañ ñu embauché leen ca kaw ba pare nag li ci gën a métti ne la yow yaa koy formé moom ci liggéey boo xam ne yow sa liggéey la moom mu nangu ko sa kaw nga formé ko jox ko sa liggéey mais loolu nag neexul. ñu wax itam ci ñaxtu gi nga xamante ne mi nga am foofee ca port autonome bu Ndakaaru liggéeykat yi nga xam ne ñoo bokk ci syndicat autonome des travailleurs du port daal dinañu nag takk ay morceaux yu xonq la ñu bëgg moo di ñu càmbaraat lu jëm ci wàllu convention collective bu 2004 bi nga xamante ni ci la ñu daal di tënku dañ ciy ànd ak secrétaire boobee syndicat di Mamadou Ka. revendication yi li ci gënoon bokk mooy li nga xam ne mooy signature décision convention collective bi nga xam ne jotoon nañ ci dem sax mission fii au Maroc pour jéem a xool liggéey ci mais bi mu ko signé ba léegi gis nañ ne te daanaka joxewul benn cër par rapport ak loolu noonu mi ngi dox ay soxlaam leneen li ci des mooy aussi li nga xam ne moom moo concerné organigramme yi nga xam ne direction générale daf ko génne woon mais mu des yeneen yoo xam ne dafa mën na at ba léegi organigramme yooyu génnul te waxuñu lan moo tax ak li nga xam ne benn prime de fidélité la boo xam ne aussi war nañ ko jox ñi nga xam ne dañoo war a dem retraite cette année ci lu ci ëpp daal affaire sociale la mais waa ji daf ñu joxul cër bi war moo tax tey muy kon ab grève boo xamante ne la mu mën a am ci njeexital gu baaxul ci wàllu koomu réew mi bëri na ndaxte port dafa nag daal di am dayo goo xamante ne am na ko ci koomuk Sénégal ba léegi ñu ànd ci ak Mamadou Ka. képp ku wax port xam na ne 95% ci koom-koom bi fii lay jaar donc kooku xam nañ yan conséquence lay indi mais dañu bàyyi xel direction rek pour mu xam ne tey travail dafa am benn pàcc bu ñu am bu fekkee ne revendication la ñun en tant que partenaires sociaux xam nañ lan mooy préservation de l'outil portuaire maanaam duñ plombé entreprise di ko def loolu lu mënul mais teewul nag cër bi ñu am ci droit yi ñu am liñ ci war a moom ci concession yeeg ci yeneen fànn yëpp dafa war a dellu si ñun parce que liggéeykat bi tim buy liggéey dafa war a bëgg a yokk yokkute yooyu nag dañ gis ne même bu fekkee ne mi ngi am sax dafa yéex te war nañ gis instant bi dañu war a taxaw loolu ñu finaliser ko ñu xam balaa année 2022 en tout cas bu ñett fan yi jeexee buñ gisul loo xam ne satisfaire nañu je pense que loolu mooy beneen parce que yoon may nañu ñu def préavis de grève yoon may nañu def point de presse mën nañ def assemblée générale également. Alaaji gis nga ko muy kon lu jëm ci wàllu front social boo xamante ni yëngu na jamono ji ci Senelec niki noonu ca port autonome bu Ndakaaru. waaw mais ñoom ñëpp li ñuy demander dafa légitime parce que bu fekkee liggéeykat yu port yi yu Senelec yi ay prestataire 20 ans ça pose problème ñuy gis ñeneen ñuy ñëw am numéro immatriculation maanaam ñu embauché leen wala ñoo xam ban contrat bu ñu mën a am ñoom ñu jàpp leen toujours ay prestataires ñu nekk ay pères de famille nekk ay mag ça pose problème ci société nationale te du dongu Senelec yaa xat yi gis nga appellation yooyu ay volontaires ay prestataires dafay indi ay problème ci façon bu doy waar bu méttee métti parce que tey boo demee ci côté hydraulique ëpp nañu juróomi téeméeri ay volontaires yu nekk ci wàllu ndox mi ñooy defar tiwo yi ñooy taal forage yu guddi ñoo koy dépanner mais toujours ñoom dañu leen di jàppe comme ay volontaires ñuy dund souffrance bu méttee métti mais loolu nag moo war a dakk parce que joxe liggéey amul solo mais liggéey boo xam ne ki nga ko jox dina ci mën a tedd moo am solo mais prestataire 20 ans loolu Senelec mën na ko jubbante am na ay moyens yu mu ko jubbantee am na xalaat bu mu ko jubbantee gis nga li jël machine def ko mu nekk machine bu intelligente sàkkaa nit bi ñuy bëggee indi seen facture seen compteur intelligent yooyu nga xam ne dangay fay par distance dañu koy réglé taf ak coow li ci amoon lépp coowal ak li yaag coowal Grand Médine yeeg bu ñu ko fi installé daal fexe nañ bu imposer ko nit ñi. mais nañ ko defee nag nañ ko xalaatee nañ xalaatee itam seen prestataire yooyee ñu dugal leen ci biir système bi ndax ay kilifa la ñu ay boromi njaboot lañ. Abdoulaye Mbow. waaw xam nga Senelec at bu ne daanaka dafay génne li nga xam ne moom la def si wàllu bénéfice en termes de milliards. mu lay wan ni kon économiquement société bi mi ngi dund parce que ay jamono dana traversé ay difficultés conjoncturelles defe naa ni loolu daanaka mi ngi si ginnaawu Senelec par rapport ak réalisation yu bari yi nga xam ne am na ko moo tax it ak yelleef liggéeykatu Senelec wala beneen structure bu mu nekk Sénégal dañ ko war a jox ba mu mat sëkk si kaw loolu jamono yi si passé am na centrale bu tudd CSA bu génnoon wane boppam defe naa ni syndicats yi nag de manière générale centrale syndicale yëpp war nañoo gën a mën a lukkaloowaat ngir mën a gën a défendre li nga xam ne moo di ak yelleefu liggéeykat gi ba nga xam ne effectivement lépp loo xam ne difficulté la à partir justement des centrales daañu trouver benn solution boo xam ne dina arranger camp yëpp waaye nag ñi nga xam ne ñu waajal grève de la faim ay pères de famille war na leen mën a taxawu intégrer leen parce que société bi jàpp naa ni par rapport ak li muy def en recette war na leen mën a dugal si li nga xam ne moo di biiram
ñu wax ci ubbite école yi nga xam te ne nag ndiki tey ji la ko jàngalekat yi daal di def di xaarandi nag niki alxames pour ndongo yi daal di dem waaye mu nekk fii nga xam ne moo di ca diwaanu Rufisque ca lycée bi di Camp Marchand gis nañ ni jiixi jaaxa la ñu ko daal di ubbee ndaxte kat collectif bi fa ëmb professeurs yi dañoo daal di amal ab ñaxtu ànd ci ak waajuru ndongo yi di bëgg nag ñu daal di indi ay leerte ndaxte kat jàpp nañ ni intendant wu école bi dafa daal di luubal xaalis ba dañ ci ànd Cheikh Ahmed Tidiane Seck. école bi ci jàngalekat yu lycée Camp Marchand bu Tëngéej ñoom jàngalekat yi di mettit lu mbirum luubalum xaalis di sàkku nag intendant ba jóge fa. man def naa fi 8 ans musuma am xaar ma yàlla ak nit moom def na fi 3 ans xaw ma 4 ans xeex na fi xanaa ay 5 6 7 fois yoo xam ne dóorante na fekk nit bind nañ correspondance IA yónnee ko jox ko ñu may ko temps bind nañ correspondance préfet bind nañ correspondance ministère mais boobu ba léegi nag toog nañ ba école la ngi tijji te xam nañ ne kii bu fi ñëwaatee lu raw loolu lay def. presque 19 millions. nga ñëw école tëj ñu ne la 4300 moo fi nekk. na fi jugee ñu indil ñu keneen. waajuru ndongo yi fellu nag ñi di jàngalekat ya dëggal seeni wax ak sàkkuteef teg ci sax ne ko pour inscription yi ci atum ren ji duñu ko dugal ci keesu l'école ba. nga xamante ne mooy intendant su jógul ci école bi képp kuy parent d'élève bu mu inscrire doomam ci lycée Camp Marchand mën nañoo ubbi suñu compte kenn ku nekk ñu envoyé le numéro compte bi. nga envoyé fa sa inscription dañoo tudd xaalis bi rek mais am na yu ne ci biir élèves yi am nañ lu ñu xam. moom intendant ba ñu ca joxoñ baaraamu tuuma teewul ca béréb ya ba ñu jokkoo ak moom ci wàllu téléphone mu xamal ne dana indi ay tontu bu demee ba xam lu ñu koy tuumal lu mu. ñu wax ci lu jëm ci wàllu école bi ba léegi nag ak lu ci mel ni lycée moderne bu Dakar niki noonu lycée bu Grand Yoff tey ji école bi ubbi na naam ci wàllu jàngalekat yi waaye ñu gis nag ni lu jëm ci wàllu setal ak désinfecté moom yooyee école daal dinañ ko yittewoo dañ ci ànd ak Tidiane Diallo. ca lycée moderne de Dakar ba ca lycée Grand Yoff jàngalekat yi teewoon nañu tey ci suba ci école yooyu la. ci suba ak léegi daal ñu ngi gis ni ñu ñëw quand même. tey yëpp teew nañ nag. teew nañ depuis ci suba ñu ngi dugg di signer feuille d'émargement bi di dem di dikk actuellement ni boo duggee ci salle des professeurs fa nga leen di fekk ñu toog di waxtaan. ci wàllu mbalit mi nag ci biir école yi administration bi nag jël na ay matukaay te ñu ngi sax dalal xelu parents d'élèves yi. nañ yàqin ko nekk nag fii ak la 14 quand même élèves yi bu ñu ñëwee dinañ fekk mu gën a set bon commencé nañ samedi le 9 def nañ journée de. nettoiement. yàlla dafa leen sutura xam nga am na école yoo xamante ni bii nii bu nawet jotee dañuy am ay jafe-jafe ndox bu tawee dafay taa loolu la ñuy wax inondation am na ci école yoo xam ne xëy na ñu ngi dund loolu ba léegi waaye fii ci CM Grand Yoff yàlla dimbali nañu ñun bu tawee rek ndox mi dafa daal di dem. tey nag moo nekkoon rentrée jàngalekat yi élèves yi nag alxamis la ñuy tàmbali jàngi. ci lu jëm ci côté ministère bi nga xamante ne mooy yore wàllu éducation nationale ñoom nee nañu nag seen xel dal na parce que daal dinañu def ay effort yu bëri donte ni am na lu des ci noonu dañ ci ànd ak Mouhamadou Moustapha Diagne. waaw ñaari at a ngi nii dëgg la daanaka mën nañu wax ni grève loolu nag li ko waral mën nañu wax ni am na tuuti Covid bi mais it ci gërëm syndicat d'enseignants yi surtout syndicat U27 yi nga xam ni xam nañu ni li ñuy wax responsabilité li ñuy wax responsabilité ak sacrifice la ñu def pour que xale yi mën a jàng gouvernement bi nag deful lépp mais nag gouvernement bi def na lu bëri tey jii boo jëlee ci wàllu formation bi muy instructeur adjoint yi muy maître d'éducation physique yi muy mise en position de charge yi muy titulaire de diplômes spéciaux loo ci jël tey man nga wax ni gouvernement bi donc lu bëri réglé na ko. Alaaji gis nga ko kon tey ji jàngalekat yi ubbi école bi waaye ñu gis nit problème yi tàmbali na. école yu am inondation école yu am mbalit ay jàngalekat di sàkku nguur gi respecté nañu accord yi ñu signé woon ñeneen ñi indi yeneen revendication yu bees alors ci côté gouvernement bi nee nañu gongo c'est-à-dire kan la ñuy nax fu ñu poser question kan la ñuy nax yaa xati gis nga jàngalekat yi bi ñu commencé yëglu ak léegi yàgg na gouvernement bi bu ñu jëloon jàmbati jàngalekat yi au sérieux école du ubbi am perturbation mais ni mu commencé ubbee pourtant way juru ndongo yi yàgg na ñuy demander monsieur Fane plusieurs fois nañ gaaw jublu ci ngacc ci école yi nga xam dafa am ndox ba léegi saafara amu ci école yaa ngi ci ndox mi sans compter école bi ñu nemmeeku mu am mbalit ñu ni au plus tard jeudi
yaaxadi bi ñu annoncé école di ubbi ak léegi lu toll nii ab lycée. indi wuñ ci benn pexe toog ba tey ñu ni fii ak jeudi dinañu fa génne mbalit mi te jàngalekat yi ñëw fa wala ñoom commencé seen i ay programme di xaar élèves yi lundi bii ñu dëkkmal est-ce que loolu dal na xel. dafay wane manque de sérieux bi nga xamante ni bii am na ci wàllu ubbi te l'école yi te école la ngi ubbi nañ xool fii ak lundi ba xam distribution tenue dina effectif wala déet ba léegi loolu itam bokk na ci seen ay promesses ministre bi gën ko confirmé waat ñu ngi xaar jamono jooju nag syndicat yi moom du ñu reculer. te bu ñu xoloog ñoom dañu leen a tooñ parce que ñoom yàgg nañuy yëglu pour ñu woo leen jotaay waxtaan kenn woowu leen ñoom itam ñu ngi daas faraanal bu ñu jàngalee jiwul jàng du am en tout cas année bu nar a mouvementé lay doon déjà ñoom waa SADEF annoncé nañu ko ne année bu mouvementé lay doon kon kay ñoom bettuñu kenn na gouvernement bi jël ay responsabilités wólif ñu nekk fi rek xam nga man communication ministère de l'éducation nationale jaaxal na ma bu jàngalekat awee nii communication moom nii lay jaar c'est-à-dire que mel ni ñun dañu nekk ci ñaari Sénégal yoo xam ne du ñun li ñuy gis sur le terrain donc loolu problème la problème la Abdoulaye Mbow bu ñuy dëgmal école gu ubbi ci ndongo yi ñu gis ni fa ñu war a jàngee sax daanaka yembul ni ki noonu ñi leen war a jàngal itam tàmbali ay kaas mu nekk mbir mu doy waar. waaw mbir mu doy waar parce que itam tey defe naa ni buñ ko xaymaa lu war a jege 121 000 enseignants ñoom ñoo dellu fii nga xam ne moo di l'école yi nga xam ne dañoo bari ay jafe-jafe li nga xam ne moo di wàllu ndox wàllu sanitaire maanaam toilettes yi ak li nga xam ne moo di école yi nga xam ne ndox bi moom na leen ak li nga xam ne moo di accord yi nga xam ne gouvernement bi signé woon na ko ak syndicat d'enseignants yi donc dafa nekk ay problèmes yu bari waaye partie bu nekk dafa war a def effort pour ñu xool au moins fii ak décembre avant wala durant les fêtes de Noël naka la ñuy trouver benn solution boo xam ne dina permettre école bi tam bañ a am ay mouvement yu xaw a doy waar parce que Mansour bul fàtte ni daaw ak daaw géej defe naa ni affaire bi xawoon na tàgga témbe ak li nga xam ne moo di coronavirus bi tëjoon nañ fi école daanaka 8 mois yoo xam ne école tijjiwul donc loolu yëpp dafay gàllankoor ndaw yi nga xam ne dañuy jàng donc l'environnement doit être un environnement sain environnement boobu nag li koy gën a andi kaaraange bi du li nga xam ne mooy soxal école bi rek waaye mooy li soxal kii nga xam ne moo jiite ak ki nga xam ne moo di jàngale accord bu dox seen diggante ñu seet naka la ñuy siy trouver li nga xam ne moo di saafara. am na solo leneen lu am solo moom moo di nag élan solidarité bi nga xamante ne askanu Sénégal ñu ngi koy firndeel ci groupe des médias ginnaaw bi nga xamee ni nag lii di pënd bi jug ci digganteem ak fisc bi wëreegul muy mbir moo xamante ne nag tax na ba tey jii ci ngoon lii di société ay organisation société civile ñëw seet si ko muy mouvement nitu dëgg niki noonu ñoo lànk ak taxawu askan wi waaye itam luttons contre l'indiscipline au Sénégal mu nekk mbir moo xam ne dañ ci ànd ak Safiatou Bandiaye. nitu dëgg des valeurs ñoo lonk ak yeneeni organisation société civile ñëwoon tey rek fësal seen soutien groupe des médias bi ñu jàpp ni rek dafa di victime lu ñu duppee acharnement ciblé bu jógee ci nguur gi fi ne. ñun li ñu yëkkati mooy des médias mooy presse li nga xamante ne askan wee ko moom muy waxukaay soxla boo xamante ne nii ci la askan wi ñaxtoo pare mooy leeral di jottali xam nga loolu mooy devoiru askan mu devoiru média alors loolu nag moo tax ñu gis ni. jaay doole mu ci bëgg a am donte bu dee sax am na cër maanaam respect boo xam ne lu wareef boo xamante ni war na entreprise bi ci digganteem ak état am taxawaay boo xam ne état it war na ko si digganteem ak entreprise bi ñun suñu wareef mooy féete fi nga xam ne wane wax taxawaay bi nga xamante ni mooy li gën a taxawu askan wi parce que xam nañ ni bërëb la boo xam ne ak loo mën a waxal Bougane Gueye Dany bërëb la boo xamante ne ni bërëb bu teewal askan wi la. il est membre société civile bi di leeral ni rek ñoom ci seen bopp duñu fekkee fu ñuy liquider groupe des médias. benn Bougane buy xeex mënul yàqal dara Macky Sall mais média dafa am doole ku nekk ay xalaat presse dafa am presse écrite am rajo am télé et tout donc xam ne ni ñooñu bu ñu xëyee di wane di wili pande ñàkk liggéeyam ak ñàkk farloom ci respecté Sénégal foog mu jóg dal seen kaw mel ni koy dal ci kaw Bougane Gueye Dany fekk dalu ci kaw Bougane ci kaw Sénégalais yi la dal. Abdou Karim Gueye ak i ñooñam di leeral ni li déranger nguuru Macky Sall du lenn lu dul rek groupe des médias bi nga xamante ne rek saa su ne dañuy fësal lu soxal askan wi waaye itam ñàkku liggéeyu nguur gi. Bandiaye geneenu ko réaction moo di bu président bu mouvement force citoyenne Cheikh Oumar Sy moom daal di rek jàpp ni nag lii di chasse aux impôts maanaam nañuy tongtongale groupe de presse des médias doon na mbir moo xam ne war nañu ko dakkal ci façon bi ñu koy defee ñu teewlu ko ci. suñu nguur yi dañu fullaalu trop le secteur privé. loolu yaakaar naa ni bu ñu xool rek le côté politique mais nañu xool aussi le côté économique et social te moo gën a am solo yàkkamte am na ci. ñaareel ba aussi tooguñu jël temps bi nga xam ni war nañu wax ak employés yi wax ak Bougane ci boppam wax ak ñi nga xam ne tey jii li ko yoon may mu jaar fa pour lu mel nii mu mën cee génn kon su bekkee lu mel noonu am na wax dëgg yàlla nit ñi dañuy am tuuti xol bu jeex ndaxte da ngay gis ay sénégalais
di jóg di tabax dara di tabax dara di tabax dara ba mu jëmm ñu xëy suba faagaagal ko te xëy na teguwul dara lu dul ci topp bakkan. ba léegi rek ci boobee élan nag ñu gis ne association bi nga xam ne moo ëmb ñi safoo lii di groupe des médias ak supportam yépp daal dinañu nag ñoom itam ñëw niki tey ji ci suba ngir daal di wane seen ñàkk ànd ci li nga xam ne jamono ji noonu la ñu nekk di doxalee ak groupe bi dañ ci ànd ak Alima Touré di kenn ci ñoom. ñëw pour naqarlu li nga xam ne si moo am te yaakaar na ñëw ñu fi pour politique wala dara parce que danoo gis des médias ni muy def quoi. dañu jàpp ne maanaam. pour éliminer maanaam wax loo xam ne si yow dala neexul da nga bëgg nit waxee nii yow accepté woo ko quoi nga ne xaaral kon ma faagagal ay tànkam léegi nag ligne éditoriale des médias moom mooy déranger quoi. léegi nag li nga xam ne si mooy li am te ñun ñu koy naqarlu mooy ay père de famille liggéey ba yenn heures yi xam nga yenn heures yi nga xam ne danoo heure bi waroon a fekk ñu daan jot seen ay salaire bu yàgg ñu dem ba heure bi xam nga rek loolu neexul ci xol ñun nag loolu moo ñu metti ba ñu ñëw fii. mu nekkoon kon Mame Mor Ndiaye mi nga xam ne moo yore woon seen kàddu bésu tey alaaji mu mel ni kon jàppal ma jàpp gi mu ngi woy ba léegi ci coow li. waaw te affaire bi du xeex. sax nag dafa am ñu jàpp ne dañoo nekk ci yoon ñun itam ñu jàpp ne dañoo nekk ci yoon nekkuñu ci réew moo xam ne yegg na ci manque de démocratie ba ñuy tëj média bu toll ni groupe des médias ça c'est inadmissible nit mënu ko sax xalaat. bu fekkee ne dañu nekk ñoom ci jéego yooyu leen dong mën a am nit ñi ñëw ni leen li ngeen di def du yoon ñu mën a dégg loolu wala ñu def lu kenn mus a def en tout cas lu mën di am ay fisc la ñu indi redressement fiscal la ñu indi redressement fiscal nag yoonu Sénégal mi jox sañ-sañu impôt et domaine pour ñu koy saxal dafa am yoon wu mu leen xàllal ni ci ngeen di jaar yoon boobu nag dañu ko respecté wul ñoom parce que bu ñu defee seen saytu ba noppi bind seen ay kitis dellu siwaat nangu seen njuum defaat ba leen saytuwaat nii la ñu defoon du noonu léegi nii la dafay am redressement jóge ci ay millions dem ci ay milliards ñu naan déete waaye xeet gi lay na nga am 6 mois yoo mën a demee ci yoon dem ba egg ci procédure bi contacter ministre des finances pour ñu recadrer waat élément impôt et domaine yi te même wax naa ko ci suba 4 inspecteurs ak benn contrôleur bi defoon jàngat bu njëkk ba ni ok ñooy defataat jàngat bu mujj bi léegi ñun dañuy interpeller directement ministère des finances da cee am taxawaay bu mu ci taxawee dafa am rôle bu mu ci jouer qu'est-ce qui se passe ba tax ñu taxaw rek mel ni kuy fayee ku bor ba tax ma ñu taxaw mel ni li ñuy laaj du entreprise nationale ñu jëmalewaat ko ci biir lu national moom c'est-à-dire kenn xamul acharnement la wala c'est-à-dire que li ma leen di interpeller gouvernement bi. xotal wala xoñoñal. non mais il faut dañuy demander gouvernement bi surtout ministère des finances ñu wax ñu qu'est-ce qui se passe lan moo xew. acharnement bi kenn mënu koo génne moo tax Sénégalais yëpp àndandoo ni leen du fi am mais léegi ñoom dañu wax lan moo tax lan moo parce que li tax man leen la moo tax lu tax mayewuñu ñu respecte procédure légale bi nga xam ni ci la ñu war a topp ba egg ci wax ji dem sax tribunal ci beneen chance bi ñu leen di mayaat ba tribunal jël dogalu atteem ñu ni buggaan da ngay fay bu fekkente ni bi fayul ñu soog a yónnee huissier de justice mais xet ga lay nag huissier de justice ñëw fan lay dugg xanaa dëkk bi amul yoon moo tax man leen nag yéen qu'est-ce qui se passe. Mansour di laajte qu'est-ce qui se passe. am na lu xew ni yu bëri di ko laajte Abdoulaye boobu. waaw effectivement c'est une question légitime. Mais li am solo mooy comme ni nga ko depuis waxee les soutiens vont se poursuivre parce qu'en réalité c'est dans l'ordre normal des choses par rapport li nga xam ne moo di xew des médias mais sëñ Cheikh Marcy dafa am loo xam ne wax na ko loo xam ne lu am solo la dafa tudd baat bi nga xam ni mooy dooleel li nga xam ne moo di secteur privé dooleel des médias moo fi ñëw waaye moom mu junj ne dooleel secteur privé donc dañu war a dooleel secteur privé national tey jii nii boo jëlee une entreprise de presse comme des médias dafa bokk ci secteur privé donc secteur privé boobu nag da nga ko war a da nga ko war a ber maanaam jox ko li nga xam ne moom la yelool gën ko dooleel wéyal di ko dooleel parce que itam ay Sénégalais ñoo siy liggéey te njariñ lépp Sénégal lay dellu boo jëlee société nationale yu bari ay entrepreneurs yoo xam ne c'est des Sénégalais pure souche jamono ji tembe am na ñu bari ñoo xam ne mënatuñu am marché Sénégal dañ koy dem wuti ci feneen ñuy jël ay entreprises étrangères di leen jox ay marché yu nga xam ne c'est à coût de plusieurs centaines de milliards ñooy jàpp ne nag on doit rectifier le tir lépp li nga xam ne c'est national def naa ni moom la ñu war a gën a mën a dooleel moom la ñu war a gën a mën a jàppale parce que lépp Sénégal lañ koy toggee te Sénégal lañ koy lekkee donc le bénéfice restera au Sénégal pour les Sénégalais.
ñu wax ci wàllu politique ak nag lu jëm ci wàllu mouvement gëm sa bopp nga xam te ni am na ay farandoor yu yees yu ci mel ni maire bu Touba Fall nekk ci région bu Diourbel ak itam benn conseil municipal boo xamante ni mooy président wu ndaw ña sax nag moom maire ba Mbaye Ndiaye daal dina rek dugg kon ci grande coalition gëm sa bopp nga xam te ni daal dinañu rek nekk ci yoonu élection locale yi ñu teewlu ko ci. Engagement ferme vi effort yi gis nga def ko pour l'intérêt de la population au niveau de Touba Fall ndax lii rek commencé wul tey am nay activité ak ay jëf yu ko jiitu yoo xam ne loolu moo jur soubassement yi waral tey jii ni rencontre bi maanaam ak ñu ñu àndal donc on est en parfaite collaboration avec le mouvement Gëm Sa Bopp en compagnie avec le président Bougane Gueye et Inch'Allah rabbi au niveau de la commune de Touba Fall donc on prendra nos engagements donc avec la population tamit pour mobiliser ba au soir du 23 janvier Inch'Allah rabbi donc on va se mobiliser donc pour gagner fortement donc la commune avec le mouvement Gëm Sa Bopp. ñu wax ci lu jëm rek ci wàllu lii di élection locale yooyu nga xam te ne nag fii ak ñetti weer rek ñu daal di ci dugg ba tax na jamono ji lu jëm ci ay meetingu investiture ak yu nu mel waaye itam xiiro ŋaañoo ci ñi nga xamante ni ñoom ñoo nekki farandoor daal dina doon lu fës loolu ba tax na lu nu mel dafay tax rek ba lu jëm itam ci wàllu administration bi am na nu mu cay sooxee ndaxte dañoo jàpp ni politique da caa rax dañ ci ànd ak Pape Jogay Faye. lu ñu war a seetaat la lu ñu war a corriger la parce que quand même soo xoolee tey ki nga xam ne moo yor sàmm gi wala directeur agriculture wala directeur bu mu mën a doon tey nekk ci administration centrale bi ngay politique xam nga da ngay am foo féetee donc da nga koy xeexee et ça c'est inadmissible di fal nit ki non pas seulement ci ay diplôme am wala ci mérite am wala ci ancienneté am mais ci engagement politique am ak féete bi mu féete ci le parti au pouvoir dafay yàq complètement administration bi ak ñi nga xam ne ñi bu campagne yi dëgmale fii ak 1 mois rek ñu bàyyi bureau yi dem ci àll bi campagne bu ko defee dara du dox ci dëkk bi te loolu bu amee rek dafay déséquilibrer l'administration centrale dafay yàq lu bare te bu boobaa aussi dafay décourager ñi nga xam ne ñi ñoom politique ñu te nekk ci administration yi yaakaar lu dul seen xam-xam seen compétence ak seen diplôme pour avancer. Alaaji kon jamono ji ñu bëri ñu ngi nekk di xeexee seen doole rawatina ci administration. ñi ko nangu. gis nga képp ku ñu jël jëfandikoo la ci wàllu politique te nga nekk ci administration keneen toll na ni yow gérer li nga gérer. ak responsabilité yi nga am xam li nga xam di jiite comme li ngay jiite te pouvoir mënu ko utiliser ci wàllu politique moo tax nag am na yoo xam ne ci dayoo lay doon am na yoo xam ne ci juddu lay doon mais vraiment nag kooj nañu ko léegi administration waxuma la impôt et domaine waxuma la mais même ci administration déconcentrée yi nekk territoriale ay sous-préfet préfet da ngay gis ñu bëri ñoo xam dañuy am démarche boo xam ne dafa nekk 100% politique ay sous-préfet yu wàcc di attaquer ay maire ak ay naan feu xam nga yooyu ci réew moo xamante ni dafa war a am respect ci kenn ku nekk nga jël li nga moom te bàyyi kaneen ak li mu moom li ko xajamal nag mooy comme Pape Diogay li mu wax c'est inadmissible manque de respect la ci population bi nga xam ñoom nga nekkal gis nga takkatel ndomba tànk souvent bu la yóbboo ci nga xam ne xëy na mënuñu laa tëb yóbbu ci yoon ki ngay tooñ xëy na ki ngay tooñ mënta woo police wala gendarmerie dal ci sa kaw mais même yoonu réew boobu jàppandalal la yow nga am force boobu ci kawam mais moom yoon boobu am na lu mu ko jox am na lu mu ko waajal bu fekkoonte woon tey am nañu ay yoon yu sérieux yoo xam ni citoyen bi lambda mun na topp sous-préfet mun na topp préfet te ñu koy doxal ci yoon ndax loolu fragiliser wul suñu administration bi non au contraire daf koy gën a jox gëdd parce que day tax ëllëg ñi fay demaat yóbbu fa éthique yóbbu fa moral bu baax yóbbu fa déontologique yóbbu fa itam charte yi nga xam ne ci lañu leen tabbe mais taxaw waat ba noppi dem di doxal lu la neex mais c'est grave te loolu la ñu gis ci Sénégal comme ni ko Pape Diogay waxee. Abdoulaye Mbow ndax tey ji loolu dina neex joyanti ci Sénégal bu fekkee ne ñu bëri ñi ngeen njort ne politique la ñuy fale politique la ñuy tabbee ba ci biir administration. warul yegg foofu parce que boo jëlee conseil national de régulation de l'audiovisuel dafa dànqaafu ay journalistes ak ay animateurs yoo xam ne dañoo nekk candidat ci ay gox-goxaanu biir Sénégal na leen bu ñu tàmbalee warat amatuñu sañ-sañ wax parce que dañuy nekk juge et partie waaye tamit kii nga xam ne dafa nekk juge et partie maanaam da nga yor doole askan wi lañ la dénk nga yor ko di ko politiquer defe naa ni da ngay nekk juge et partie am na ñoo xam ne dañuy jël seen direction yoo xam ne fa la ñuy liggéey transformer ko en carte générale le temps d'une campagne électorale juge et partie am na koo xam ne day jël ay auto administration peinture ko ci couleuru parti am ak coalition juge et partie la am na koo xam ne dafay jëlal li nga xam ne moo di fond bi ñu ko dénk
te askan wi moom ko mu jël ko amaana lu mu si jël mun ko campagner donc juge est parti donc dañoo war a tëggaat li nga xam ne moo di yoon jëm si li nga xam ne moo di élection naka la ak kan la waaye itam jëm si li nga xam ne moo di plafonnement de la nu ñu koy waxee du budget de campagne pour toutes les coalitions parce que tey jii ne dëkk yi nga xam ne démocratie avancée la ñu tey dafa am budget boo xam ne élection présidentielle bu jotee amuloo droit passer budget boobu noonu te dafay leer si bopp ñëpp te dañ koy doxalee noonu waaye dañoo nekk si dëkk boo xam ne depuis Senghor ba tey l'administration a toujours été politisée mais aujourd'hui l'administration est plus que politisée parce que récemment si élection mujj yi gis nga benn directeur général boo xam ne duutoon nañ ko baaraam parce que da nga gis ay oto yoo xam ne daanaka li ñëw la mu doon transporter yëpp ay militants la te mu war a transporter personnel bi nga xam ne même en temps de campagne dafa war a wóyal li nga xam ne mu di liggéey administration donc loolu moom war nañ si andi saafara bu gaaw. yëpp ay nervi auto administration auto ministère bu yëpp ay nervi. loolu rek yaakaar naa ne firnde la ci li ñuy wax ñu wax ci wàllu sport tàggat yaram ak lu jëm ci wàllu golf ak fédération sénégalaise bu golf niki noonu ak bu Gambie daal di nag xaatim déggoo ci ab compétition boo xam ne ñu ngi ko dippee Sénégambie Golf Cup mu nekk nag mbir moo xamante ni rek daal di nañ ci xaatim déggoo ñu nar ko amal nag édition bu njëkk bi niki ñaar fukki fan ak juróom-benn jàpp ñaar fukki fan ak juróom-ñaar ci weeru novembre bi di ñëw foofee ca Gambie dañ ciy ànd ak président bu fédération sénégalaise bu golf di Bédi Agna. balaa événement bi côté bu nekk ñu def promotion bi ñu ci war a def diffuser information bi organiser préparation ndax dëkk bu nekk même si novembre jege na trop peut-être que ñun dinañu def benn compétition fii ne kat pour sélectionner 20 yi ni lañ koy defee ñi jiitu lañ ñooy dem bon Gambie peut-être def noonu compétition boobu 28 sénégalais moo si nekk. ak 28 Gambiens si 28 Sénégalais yooyu ak 28 Gambiens dina am de chaque pays dëkk bu nekk dina am juróom-ñett professionnel ak ñaar fukki amateur. ñu naka daal di rek dugg dem naka taataan xalaatu askan wi. salaamaaleykum man la Jacques Sarr bokk ci collectif licencié mat forcé yi dañoo am lu ñu métti trop mooy depuis ñeenti at ñu ngi licencié ba pare yore na 7 mois d'arriérés de salaire boobu ba tey tribunal jox nañu ñu gagné ñaari yoon lu ne def nañ ko pour jot suñu xaalis mënuñu jot dara fu mu ne nii buntu yëpp a tëju xamatuñu fu ñu jëm ñuy lancé appel nag képp ku si mën dara ñëwal jël nañu avocat bi dem nañu ba fu mu ses na donc mënatul dem donc patron bi nee na dinañu sonal mu ngi bëgg am raison suñu kaw 4 ans durant mu ngi nii léegi nag dañuy ñaan ñëpp képp ku si mën dara ñëwal ñu ngi nii nga jàpp si à commencer par le président de la République ak bonne volonté yi bàyyiwuñu kenn parce que bëgguñu duggaat ci dimension supérieure ci plan d'action di fayu ñu naan wéy la ñu def waruñu koo def la ñu def waruñu koo def kon nag justice bi nga xam ne moo fi nekk te moom la ñuy yaakaar mënoo joxe verdict ne yaa gagné ba pare ñu bañ laa fay ba pare nga toog di ko seetaan en tout cas plan d'action yaa ngi fi te bëgg ñu def loo xam ne dañu naan ëllëg dafa ëpp donc kon nag léegi nag waa ji nag na xam ne nag ba ci biir kàmbam bu dee kenn baalu ko. bisimilah salaamaaleykum wa rahmatullah waa groupe des médias seen xalaat maa ngi nuyu ñëpp di siyaar ñëpp di bëggee ñëpp dafa am loo xam ne nag du ma ci wax pour muy bari dama ko bëgg a yemale rek am na journaliste yoo xam ni am na loo xam ne bala ñu koy wax war nañ koy xolaat bu baax a baax soo di ko wax gis nga doomu aadama lépp loo xam ne maîtriser woo ko boo ci nekk maanaam di ci wax gis nga wàllum des médias gii nii dafa wax journaliste yoo xam ne dañ ciy wax yoo xam ne dañ ci wax ne fenn lañ ko tegul amuñu si dara loo xam ne lu leen leer la gis nga doomu aadama bis bu ëmboo lu la leer maanaam bul génn ci nit ñi di wax maanaam bëgg a wax bu mu tax maanaam nga wax loo xam ne maîtriser woo ko dama cee gis ay journalistes yu bare yoo xam ne li ñuy wax amuñ si dara lu leen leer naan dem leen ngeen fay ji am na loo xam ne maanaam buñ ci soloon nit ñi ay buggaan dafa war a teel a wax wala nangam doomu aadama ci da ngeen di respecter nit ñi am na journalistes yoo xam ne kenn mën da wax sa ay journalistes xam nga ay lan lañ dañuy nekk fii groupe des médias ñoom yàkkamte na ne groupe des médias wax dara barki dem booy njaay gis na fi ay journalistes yoo xam ñi ngi critiquer lan ni maanaam actuellement nii si Sen TV maanaam ci Walfadjri fa mu nekkoon. salaamaaleykum wa rahmatullah mbokk Sénégal nuyu nañ leen yéen ñëpp ziare leen donc Sénégal moom mu yóbbante donc di ñëw rek def benn bonus ci vidéo bu ñu defoon di wax ci li nga xam ne mooy sommet France Afrique
li ñu waroon wax yëpp wax nañ ko ci vidéo mais dama bëgg ñu bàyyi xel ñun les Africains lu waral Macron mu invité ñi nga xam ne moom mooy la jeunesse africaine les partis civils lenn rek la nañ ci jàngee nañ xalaat ne est-ce que nekkul ne dafa bëgg a jaxase la jeunesse africaine les leadership ak ñi nga xam ne ñooy suñu chef d'État yi parce que actuellement lenn rek la ñu mën a def pour li ñu bëgg ñu am ko ci Afrique muy accroché wu ci Afrique ba ñoom chute bi nga xamante ne ñoom gis nañ ko muy chute boo xam ne France dina ko chuter bu fekkee africains yi wan nañ leen ginnaaw li ñu mën mooy jaxase ñu ñun suñu biir mën a ñëw occuper li nga xamante ne moom mooy suñu territoire ak suñuy ressources surtout suñu ressources yi ak suñu biens yi loolu nag fekk divisé wuñ ñu semé wuñ la zizanie suñu biir duñ ko mën a am kon nañ ko bàyyi xel bu baax a baax a baax parce que tamit yabaate weesuwul mu bàyyi fi suñu chef d'État yi invité ñoo xam ne peut-être amuñ benn pouvoir amuñ benn dogal ci li nga xam ne moom mooy ci gouvernance suñu réew yi ñun Afrique loolu lu mat a bàyyi xel la ils sont très rusés di leen wax ne déglu bi mu leen doon déglu dara safu ko ci dafa am lu mu bëgg moo tax maa ngi invité tous les chefs d'État africains yéen la jeunesse africaine ñu xool nu ñuy dajaloo autour d'une table yéen la jeunesse yéen les partis civils ni ngeen def ba daje ak Macron mun ngeen ko def ba daje ak les chefs d'État africains. mu ngoog kon loolu mooy xalaatu askan wi tey jii El Hadj Mamadou Mansour Diop. bon wax nañu ci jafe-jafe yu ñuy jànkuwanteel wax nañu ci des médias ak digganteem ak fisc bi xëy na moom ni mu waxee journaliste yi di leen xool li ngeen di wax xëy na dafa jum ci ni mu ko interprété certes parce que man gisuguma journaliste bu waxee noonu sens boobu. alors que loolu sax ci journaliste Sénégal fi mu toll amul kenn kuy nekk sa organe pour attaquer keneen naan fay leen donc xam naa ni njuumte la mais am na ay politiciens yu wax loolu donc ñooñu dañu bëggut a dégg nag dañu takk rek lu leen neex seen nopp bëgg a xool fu leen neex wax nañu ko waxaat nañu ko redressement fiscal bokkul ak fay impôt da ngay fay impôt ba noppi ñi la càmbaraloon say këyit ñi la fay nga nangam ñun bi ñuy xayma dañoo foog ñu daal dañoo juum wala ñoom foog ni daal li nga ñu wan ni moom nga liggéey ci at bi sa chiffre d'affaires génne lii ak lii ak lii mun na am daal dañoo juum léegi dañuy ñëw xoolaat am nañu temps ci ay fan ak ay weer pour ñëw xoolaat bu ñu xoolaatee ni dañoo juumoon maintenant teg nañu la daan bi wala taxe bi temps ngay fay ni ñu ko defee nag ci groupe des médias moo jaaduwul redressement fiscal bi moo jaaduwul non seulement li ñu xayma dafa ëpp bu ñu amee sañ-sañu teg seen ay daan mais ci xayma googu aussi dafa am lu ñu yoon may ci temps ak procédure loolu nag lañ ñu mayul moo tax ñëpp dénoncé ko ni acharnement la donc def na précision bu am solo ci ni di leen fay impôt am na ñu koy wax am na politicien bu ñu invité woon fii Ndumbelaan man bi ma xëyee woo naa ci responsable mu ne il faut ngeen arrêter di invité ñu féete pouvoir bi ñuy wax lu dul dëgg ci fay impôt parce que nit du daas paak di koy rendi bu fekkee day ñëw fii am benn pendant 30 minutes wax leen buggaan fay impôt wax leen buggaan fay impôt ngeen bàyyi ko ak seen temps d'antenne mu leen di rendi mais loolu du dëgg du yoon ba da ngay ñëw pour di wax loo xam du dëgg uniquement pour yàq deru sama société ak ki moom sama société dama naan la gaynde du dëgg wala ma yëkkati la ci plateau bi parce que nag loolu suñu liberté la am nga liberté comme bu ma la invité bu may wax loo xam ne arrangé wala ñaata lañ fi suñu gedd ay plateau mais noonu nga amee sañ-sañu recadrer kii wax lu dul dëgg groupe des médias encore une fois fay na impôt ba noppi ñoom ñu def seen ay calcul ñooñu dañoo juum ñoo defaat beneen yundulu def li ñuy wax redressement fiscal loolu nag la ñu teg lu dul yoon te topp ñu procédure bi parce que joxuñu ñu temps bi ñu leen mën a kalaame ci kanam ministère des finances. yaa xayti mu laana loolu leer na Abdoulaye Mbow. parce que Mansour wax na li nga xam ne moo soxal mbir moomu mais damay jàpp ni Mansour sommet France Afrique defe naa ni ki wax si loolu man damay jàpp ni li société civile bi africaine yóbbu foofu ay ndaw les plaidoyers qu'ils ont porté defe naa ni chef d'État yi mosuñu ko porté devant un président de la France donc il faut se dire que mu xam ni effectivement jamono ji tembe on a une jeunesse africaine beaucoup plus éveillée beaucoup plus engagée xeex yu ñuy xeex dafa nekk xeex boo xam ne xeex yoo xam ne dafa soxal l'indépendance économique et sociale de justement de l'Afrique donc ñooñu dem foofu noonu Macron comme ni mu ko waxee mënul jaar fenn bay
bay ñu ngi koy wax ne bay dugg si biir xelu xale yooyu pour jaxase leen ak li nga xam ne moo di seen ay dëkk defe naa ni sax sommet France Afrique war nañu ko toggaat war nañu ko tëggaat parce que bu fekkee ni président France mooy organiser xool ku muy invité ku mu dul invité te ñu ne sommet France Afrique dafa daal di doy waar bu ñu ñëwee itam li nga xam ni moo di France lay toog wala Paris wala dëkk bu ko neex si biir France président yi war a dem yëpp taal seen avion lakk kérosène fekk si ko moom def naa ni war nañ ko changer pourquoi pas France Afrique sommet France Afrique benn yoon une année à Dakar l'année suivante à Bamako l'autre année à Abidjan l'autre année à Paris l'autre année à Lagos et cetera donc war nañu changer formule bi pour véritablement ñu xam ne Afrique effectivement si sommet boobu am na rôle goo xam ne bu essentiel la. am na solo jërë ngeen jëf El Hadj Mamadou Mansour Diop jërëjëf Abdoulaye Mbow waaye itam téléspectateurs yi ñu doon seetaan ñu ngi leen di jaajëfal bu baax di leen dig daje ci yeneen jotaayu xibaar.